mbokku téléspectateur yu Yoff TV ñu ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santam ñu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di nuyu kilifa diine yi nga xamante ne ñoo fi nekk ak kilifa aada yi nekk fii ci Yoff di nuyu suñu sang bu tedd bi sëñ Babalaye Thiaw di ko ziar bu wér a wér di ko ñaanal wér ak wérle ci barke yonent bi di ñaanal ñëpp ñoo xamante ne ñoo tëdd feebar yàlla may leen wér ak wérle ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci prison bi aussi tamit rek yàlla jàppale leen ba ñu dellu si seeni mbokk ñi ci almeeri aussi di leen ñaanal fa ñu tëdd yàlla yërëm leen xare leen àjjana di ñaanal ki nga xamante ne moom mooy sama waajur bu góor yàlla teelu ko ci àdduna yi gën a kawe tey nag di leen wax ne yéen a ngi ci seen émission 100% sport ànd ci ak seen sister Thiatou Thiat sax mu leen koy defal ñu invité ay gan yu mat gan muy waa zone 6 bu Yoff tey ñoom la ñu jàkkaarloo tey ci plateau bi di waxtaan ak ñoom ci jaar-jaaru zone 6 ñu nekk ki nekk tey ji sama wet di à ma droite di Thierno Sarr ñu gën ko xam ci Lagay moom nga xamante ne moom mooy président commission sportive bu zone 6 ki ci topp di Baye Moussa Diop di membre ODCAV Dakar ñu ñëwaat à ma gauche tonton Sidi Diouf membre aussi fi nga xamante ne moom mooy ODCAV bu Dakar Baye Malick Diop vice-président chargé de la communication zone 6 bu Yoff Thierno Sarr nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay Thiatou Thiat di kontaan bu baax ci invitation bi. di nuyu téléspectateur Yoff Mbollo TV yëpp di leen ñaanal jàmm ak salaam yàlla boole ñu ko incha allah. amiin amiin waaw Baye Moussa nuyu nañ la. waaw Thiatou Thiat maa ngi lay fay di nuyu ñëpp di nuyu ñu ma bokkal plateau bi di nuyu waa Yoff TV di sant ñëpp di gërëm ñëpp. ñu lay jaajëfal bu baax a baax tonton Sidi ziar nañ la. waaw asalaamaaleykum Thiatou Thiat ñu ngi lay gërëm ci li ñu permettre d'abord ñu ñëw fii pour mën a waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci mbirum nawetaan waaye balaay loolu dañuy jàllale suñu di ziar suñu ku tedd ki di Baye Ablaye di ko ñaanal yàlla may ko wër tam yàgg lool di nuyu waa Yoff yëpp te di sawar bokk ak sama naataango yi nga xam ne yàgg nañ ci zone bi di bokk sawar bokk ak mbirum nawetaan bi nga xam ne moom lañu. merci tonton Sidi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Baye Malick nuyu nañ la. waaw Thiatou Thiat ñu ngi lay fay bu baax di la nuyu di la gërëm bu baax tamit ci invitation bi di nuyu tamit waa Yoff ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci Yoff TV di nuyu tamit sama grand yi nga xam ne bokk naa ak ñoom plateau bi ñuy fierté ak contentement bu moo am parce que ci seen expérience ci seen keppaar la ñu jàngee ñu bëri loo xam ne xam nañ ko tey ci football ñu ngi lay gërëm bu baax tamit ci invitation bi. waaw ma di leen jaajëfal bu baax a baax yéen aussi tamit nag di leen remercier ci li nga xamante ne moom mooy invitation bi ngeen accepté ñëw tey fii toog fii ci Yoff TV ñu mën a waxtaan ci loo xamante ni moom mooy jëmale zone 6 kanam tey yaakaar naa ne suñu toogee fii nii dinañ am ay solution yoo xamante ne dina fi génne pour li nga xamante ne moom mooy zone 6 bu ñu jógee fii bu ñu mënee dem dellu si CD bi war a mën a xoolaat bu baax nan lañu nar a jàmmarloo ak li nga xamante ne moom mooy nekk ci seen kanam. incha allah waaw tonton Sidi du moins ñu ñëwaat rek ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi ñu bëggoon rek xam lan mooy historique gu zone 6. waaw historique gu zone 6 moom xam naa ne dina nekk lu riche waaye peut-être dañuy brosser nii brièvement parce que. xam naa temps bi ñu permettre ñu dugg ci lu bari parce que sujet bi nga sujet rek ak suñu nit rek ñu la waxtaan ndax nawetaan dafa yàgg ci Yoff am na jamono yu ko daan footballee fee ca Ndioufène boobu suuf sa la woon ñu jógee fa ba am lu ñu wax ay sous zone yoo xam ne département Dakar lañu bokkoon ba nañu éclaté zone yi mu am zone 6 am zone 5 am zone 9 donc ñun ci zone 6 la ñu bokk donc ci loolu la ñu mën a wax donc booba léegi xam nañ ci président yu bari donc du ma dugg sax ci président yi fi nekkoon suñu zone mais am nañ fi ay présidents yoo xam ne toppante nañ fi ñoo xam ne ràññee na leen seen liggéey ci biir zone bi lu mel ni Issa Ndoye lu mel ni Youssou Diène
lu mel ni Omar Ndiaye lu mel ni Ndiame Diop donc waxuma leen dans l'ordre mais peut-être sama collègue yi bu ñu ñëw sax mën nañu leen wax dans l'ordre mais ñooñu c'est des présidents yoo xam ne liggéey nañu ak ñoom ba ci président bi nga xam ne mu ngi ci deuxième mandat muy Naar Mbengue. waaw su ma juumlu woon nañ wax ne zone 6 mbokku téléspectateurs yi ñu ngi jégalu bu baax a baax rek di wax ne xam nga rek sama technicien yi nekk fii surtout ñoom oustaz Ndiagay sa ñi nekk si ginnaaw ñooy poussé Alsaan à ce que muy jaxase noonu waaw tonton Sidi ñu ñëwaat rek ci historique bi ñu gis na ne zone 6 compte ne 5 présidents ndax ñi ngi fi lim yëpp muy tonton Issa Ndoye ak tonton Omar Ndiaye ak tonton Youssou Ndiame Diop après président Ndiame ak Youssou Diène waaw wax naa ko après Abdouna moom moo ñëw moo nekk cinquième président waaw ba tey rek ñu bëggoon xam rek li nga xamante ne moom mooy président bi fi nekk nii ndax Abdouna moom moo ko jëlaat wala ba léegi nii. waaw loolu foog naa ne dafa nekk question boo xam ne ñu suñu gannaaw ndax dafa def assemblée générale ba pare. donc samedi dernier la ñu def assemblée générale niveau président bi mooy damay wax rek Abdouna moo rempli waat. donc moom la ñu faral àndaat ak moom pendant 4 ans pour nawetaan yi nga xam ne si mandat loolu lay duré. waaw Boy monsieur ñu gis ne dimanche def nag li nga xamante ne moom mooy AG zone 6 def ko fa li nga xamante ne moom mooy ODCAV bu Dakar ñu nominé waat rek ñu Yes, sir. Yes, yes. waaw mbokk téléspectateurs yi ñoo ngi jéggaluwaat bu baax a baax tey moom xam naa dafa mel ni zone 6 nii dafa xaw a diis moo tax émission bi xaw a diis daal. waa Baye Mousse tey moom xanaa zone 6 lii moom mu ngi ñuy door a arrivé depuis boobu ba léegi zone 6 moom loo leen andiwaale tey doy na waar daal waaw tonton Sidi ñu ñëwaat rek wax li nga xamante ne moo waral tey. ñu bëggoon xam rek lan moo waral zone 6 ñëw rek détaché wu si li nga xamante ne moom mooy sous zone yooyu noonu. waaw damay wax ne nawetaan dafa am nañu ko defee mu nekk ONCAV
ORCAV bi moo yore région yi ONCAV moo yore national. après mu amaat li ñuy wax ODCAV yi nga xam ne ñoo nekk ci département yi léegi mu amaatoon nag yeneen goxaat yoo xam ne dañu leen ci yoon donc jamono day dox. bu njëkk dafa nekkoon Ngor Wakaam Yoff moo taxoon bu nekkoon sous zone. mais bu jamono di dox ba nga xam ne dafa am koo xam ne bu fa tolloo bu amee nombre d'équipe dañuy éclater zone sous zone boobu def ko zone. tey jii am na foo xam sax ne bu ñu fa tolloo ci nombre d'équipe normalement dañu war a éclater zone boobu def ko ñaari zone. donc yooyu demoon nañ ba nga xam ne gis nañ ne Yoff li fi nekkoon ci ay équipe dafa bari. li nekkoon Ngor ay équipe ak Wakaam même chose. donc il fallait que ñu tas leen pour ñu mën a am ay zone donc loolu moo andi la zone 5. la zone 6 et la zone 9 de Wakaam. ah ok macha allah Baye Moussé ñu ñëwaat rek ci li nga xamante ne moom mooy AG bi nga xamante ne zone 6 amaloon na ko fee nga xamante ne moom mooy ODCAV de Dakar dimanche bi ñu génn ñu gis ne ne Abdou Nar moom lañu falaat ci présidence bi ñu bëggoon na nga wax ñu si tuuti sa xalaat. waaw Thiat dimanche bi passé zone 6 renouvelé na mandat am bi en cours mooy 2021-2024. Abdou Nar Mbengue a été porté à la présidence par un consensus très large. Parce que sur les 15 ASC yi nga xam ne ñoo constitué zone 6 parce que ñu rappelé ko zone 6 dafa am ASC Ouest boo xamante ne dañ ko reconnaître si périmètre communal bi muy ASC Xandar mu ngi nekk au niveau de Ouest Foire ñooñu doon reconnaître moo tax ASC yi doon 15 léegi comme ni ma ko waxee rek si benn consensus boo xam ne c'est large def nañ benn bureau boo xamante ne sur les 15 ASC 13 yi figurent donc consensus bi c'était très large. ñu fal Abdou Nar Mbengue et un bureau boo xamante ne xam naa si kanam yow di nga ko joxe. xam nga pour ñu yor destiné zone bi. pour les 4 ans à venir. vraiment aussi di féliciter ñi nga xamante ne ñoo porté seen choix si Abdou Nar. vraiment c'était pas facile mais c'était la personne qu'il fallait pour mu yor parce que gis nañ ne depuis 2 mandats yi passé zone bi li gën a am solo mooy jóge na am fa mu dem. te ku nekk da ngay bëgg a avancer ñun parcourir nañ nawetaanu Dakar yëpp xam nañ zone yëpp parce que chaque jour ñu ngi nekk en contact ak ñi nga xam ne zone yi nga xamante ne ñooy football donc zone 6 du zone boo xamante ne fa mu nekkoon jógewu ko fa mu nekkoon jóge na fa teg ay jéego te vraiment bu ñu demee ba si kanam dinañ wax zone 6 yenn jéego la teg ak président Abdou Nar Mbengue fan la ko jëlee ak fan la ko indi. waaw ci loolu ñu ñëwaat rek ci suñu question parce que gis nañ zone bi ni muy doxee ñu bëggoon rek xam li nga xamante ne moom mooy AG bi bu waree ñëw ASC yi ñaata personne la ñuy délégué pour ñu ñëw assister ci li nga xamante ne moom mooy AG bi. waaw xam nga l'assemblée générale dafa am loo xamante ONCAV moo koy délégué. ORCAV délégué ko ODCAV war a ñëw ci zone yi. xam nga loolu moo waral bi mandat bi jeexee ONCAV bind lettre par délégation lay def jox ko ODCAV bi mu wax ak zone bi wax ne du temps au temps na ASC yi AG du date temps au date temps na zone yi AG du date temps ainsi de suite ba mu yéeg ba ci kaw zone 6 ñu jox ko datam ASC yi nag bu ñuy AG ñoom dañuy def seen bureau bi nag en fonction de spécificité dëkk bi lay doon maanaam li nga xamante ne moo valable Yoff valable Grand Yoff benn exemple rek laa lay jox par exemple Yoff mën na def benn vice-président boo xamante ne c'est chargé des relations avec les autorités mën na ne si Yoff parce que ñun am nañ ay frais am nañ leneen donc si loolu la zone bi la ASC di defar seen bureau mandaté 3 personnes ñu dem zone ñooñu nag ñooy constituer le comité directeur de la zone 6. comme mën nañ wax ne ASC yëpp presque def nañu woon seen AG ba pare. ASC yëpp AG nan mbaa waxtaan nan parce que tamit si période pandémie la ñu nekk il faut nit ñi bàyyi si xel regroupement yi c'est interdit xam nga ba ODCAV jëloon na ay mesures am pour AG zone yi pour mu def ko si siège am mais tamit ñoo xam ne si période pandémie la nekk am na ñoo xam ne ils se sont réunis comité directeur bu lal fal bureau jël seen ñetti délégué envoyé à la zone am na ñu bëri ñoo xam ne noonu lan def parce que tamit regroupement c'est interdit te temps bi xojoon nañu ba nga xamante ne il fallait ñu renouveler te il fallait tamit ñu envoyer sunu ay délégués au niveau de la zone xam nga
te loolu la ñu def au niveau de Yoff zone bi AG dimanche bi passé porté Abdou Nar à la présidence muy candidat bi nga xamante ne moom rek moo fi newoon y avait pas d'autres candidats il faut nit ñi xam loolu y avait pas un autre candidat waaw defe naa loolu dinañ ci c'était Abdou Nar le seul candidat dinañ ci loolu ñëwaat nit ñi xam ko aussi dinañ ci ñëwaat parce que bëggoon nañu xam rek ki nga xamante ne moom mooy monsieur Abdou Nar Meng ñu di ko nuyu de passage gis nañ ne AG bi am na ñoo xamante ne d'accord ñu woon ci li nga xamante ne moom mooy mu porté waat présidentielle bi yéen nan ngeen waxtaanee ci seen biir ba tey jii nii ngeen def consensus boo falaat ko ci li nga xamante ne moom mooy présidence Lagueye. waaw di nuyuwaat suñu mbokku téléspectateurs yi bu baax a baax di kontaan bu baax si ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau waaw di wax rek ne nawetaan mooy structure bi nga xamante ne mu gën a organisé képp kuy jàng démocratie mën nga ñëw si mouvement nawetaan nga jàng fii nan la ñuy defalee démocratie parce que c'est le seul mouvement boo xamante ne ça part de la base comme ni ko Baye Moussa expliqué léegi donc ASC yi seen biir ñooy waxtaan seet ña nga xam ne ñoom lañ gën a wóolu mooy ñetti nit ñu yabal leen ñu dem zone bi am na 15 ASC ku nekk 3 personnes jóge fa ñu former comité directeur ñu fal bureau ñu falee bureau ñu ne ma yeneen 3 personnes ñu dem ODCAV dajalewaat zone yu bëri ñu dajalewaat ñeneen ñu dem ORCAV dajalewaat ñu dem ONCAV donc yaakaar naa ay nit yu ñu wóolu rek ñoom mën def loolu waaw kuy wax loolu nag donc il faut ngay am loo xam ne moom ngay jiital muy waxtaan muy dialogue comme ni ñu ko xamee rek suñu mandat dafa jeex en 2021 bii nii ñu war a renouveler waaw bu ñu waxi renouvellement nag ñun toujours li ñuy jiital mooy dialogue consensus à chaque fois donc suñu texte loolu la ñu andil donc ñu ne texte yi dafa indi mu ne li ñu gënal mooy ñu trouver consensus ci li nga xam ne moom la ñuy def bu ñu amul consensus nag ñu door a jàll au vote te vote bi dañ naan sax vote secret la ñuy jiital après ñu door a andi vote à main levée kon donc ñun suñu texte lépp la prévoir donc ci wàllu woowu comme Sénégal dafa am benn tendance boo xam ne moom lañ tàmmoon muy ne ku fi am 2 mandats successifs nga bàyyi sa morom jël loolu dafa commencé di dugg ci suñu philosophie waaw donc bi ñu gisee Abdou Nar def 2 mandats ñun ñi nga xamante ne yàgg nañ ci zone bi ñoo commencé woon di am xalaat na Abdou Nar day bàyyi bu bàyyee dina métti trop ci zone bi mais comme am na loo xam ne jàngal nañu ko donc relève am du war a mën a métti trop donc nañ préparé wu à sa relève donc à gauche à droite mu am ñoo xamante ne ñu ngi doon préparé wu à gauche à droite moo xam ne ñu ngi doon préparé wu mais bi ñu toogee toog ba nga xam ne ñu ngi jëm ci waxtaan woowu waaw moom ci boppam mu xamal ñu ne comme c'est pas interdit par nos textes bëgg na remplir waat parce que liggéey bi muy liggéey am na loo xam ne mbébétoon na ko te gis na ne eggul te bu sañoon buy bàyyi zone bi mbébétam boobu mu mottali ko ak ñun ñëpp ñu jàppale ko ci liggéey boobu noonu ñun tamit bi ñu toogee ñu ne loolu day lu rafet la comme ñun ñi nga xamante ne ñoo bëggoon doon ay président à ça derrière lui gis nañ loolu noonu ñun li ñu war mooy suñu intention yooyu ñu tegaat ko ci suuf waaw moo tax léegi après bi ñu ñëwee à l'Assemblée générale il y avait pas eu un autre candidat que Abdou Nar amoon na yeneen i candidats ci suuf mais c'était pas officiel waaw mais bi ñu expliqué li mu ñu expliqué ñun ñëpp ñu ànd ci d'accord ci ak moom ñu ànd liggéey après ñu joxaat ko présidence bi sans aucun problème. macha allah ñuy félicité ki nga xamante ne moom mooy monsieur Abdou Nar Meng ñu di ko félicité bu baax a baax moom nga xamante ne moom lañ joxaat mandat 2021 2024 su ma jumul ñu di leen ci félicité aussi tamit nag la zone sama kii bi na ñëwaat waa mu ngi noonu defe naa soo ko mënoon agrandir tuuti rek pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan ñu mën a xam ñu bëgg rek xam Lagueye li nga xamante ne moom mooy bureau zone 6 bi ñan ak ñan ñoo ci nekk. waaw bureau bi moom la ñu gis doon à l'écran comme ni ñu ko gisee rek dañu am comme président Abdou Nar Meng ñu am comme premier vice-président chargé du management de la zone ñu am suñu collègue Alioune Thiaw bon nga paru deuxième vice-président chargé de la CQRP Tafsir Khali Gueye troisième vice-président chargé des finances Adama Diop
vice-président chargé des TIC comme ni ko Baye Moussa waxee léegi rek nawetaan day dox ànd ak jamono te booy créer ay poste day nekk selon yow ni nga ko xalaatee donc zone 6 nekk une zone boo xamante ne day xalaat vers l'avenir ñu ngi waxi licence dañ koy numériser donc di wax ay waxi formation en TIC ñu ne kon donc yoon la ñu créer benn poste boo xamante ni day yor wàll woowu noonu donc muy vice-président chargé des TIC Liba Samb moo fa nekk donc vice-président chargé du marketing et du sponsoring comme ni ñu ko xamee tamit léegi àddina dafa dox lépp loo gis dafa am wàllu publicité ak wàllu jënd ak njaay waaw comme donc demee na noonu donc day am wàllu sponsoring ak management marketing donc parce que des fois fi ñu toll suñu produit car macha allah c'est très bien vendu waaw fi ñu toll moom les marchés de la zone 6 c'est très bien vendu donc il nous faut koo xam ne moo yor suñu wàllu marketing yooyu noonu yëpp donc foofu noonu Mame Libasse Ndir moo fa nekk waaw bu ñu amee aussi vice-président chargé de la santé de l'hygiène de vie et de l'environnement donc foofu Oumar Cissé Samb moo fa nekk vice-président chargé des activités socio-économiques kële moo fa nekk Abdou Ndoye Diagne waaw vice-président chargé des activités socio-éducatives foofu suñu xarit Pape Dame Kane moo fa nekk waaw vice-président chargé des relations extérieures waaw foofu Ibnou Diouf moo fa nekk vice-président chargé de la formation dee si boolaale ASC bi mu bokk comme ça. waaw xam nga foofu noonu pour wàllu ASC dañuy bañ mu andi polémique parce que am na ñoo xam ne buñ toogee peut-être que ñu ngi compter naan di ñaata ASC tey ñun fi ñu toll nii liggéeyal Yoff moo ñu tax a jóg n'est-ce pas buñ ma jëlee ne Thierno Sarr jël Mame Libasse jël Mondir ñoom ñett am nañu poste nañu pourtant ñoom ñëpp Ndangaañ lañ bokk nan la waa Ndangaañ di amee ñetti poste or que waa Mbengeen benn poste lañ am ñu andi polémique or que fi ñu toll nii ñun ñëpp dañ summi suñu yëre ASC teg ko fële di liggéeyal Yoff on travaille tous pour la zone 6 donc pourquoi ñun on évite de parler d'ASC quand on est à la zone loolu moom suñu philosophie la suñu mentalité la donc nous n'avons pas l'habitude de parler en tant que ASC parce que fi ñu toll nii ñun ñëpp summi nañ suñu yëre ASC waaw mais nag pour que tamit ñu gën a xam nit ñi tamit il est normal que des fois ñu ne mu dëkk place sangam loolu aussi daf si am solo waaw loolu moom xam nga du si ñàkk parce que tamit képp ku nekk goxam di fa liggéey ba ñu jël la yóbbu la fa nga xamante ne moom mooy zone 6 du sa cuune moo tax dangaa liggéeyal sa zone donc tamit sa ASC dafay baax aussi tamit nag foo nekk nga nekkal ko fa di ko fa di ñëpp xamee la fa loolu tey jii nii bu ñu lee lagay moom mooy ki nga xamante ne moom mooy président commission sportive dañ naan lagay fan la ban ASC la bokk dañ naan Ndangaañ nga ñëw si pamaañ communication maa ngi APEX léegi non yow moom Ndangaañ ngay mës a bokk maa ngi APEX maa ngi Océan waa APEX nañ yem APEX ñun waa Ndangaañ nañu yem Ndangaañ foofu dañuy rectifier tuuti les délégués oui seen ASC ñoo leen accrédité ñëw zone mais bu ñu xasee ba nekk zone amatuñu couleur dañuy nekk des délégués de zone dañuy nekk non dañuy parce que xam nga nawetaan dafa nekk loo xam ne dañu koy waxtaanee mais léeg-léeg nit ñi duñuy comprendre te dama bëgg nit ñi di comprendre tey jii man bu ma taxawee bu ma xam xoolee aéroport dañu war a xoolee Mbengeen Ngaparou Ndeenaat parce que ñooñu ñoom fi tax a nekk parce que bu ñu ñëwee ñun ñett rek ASC bu nekk andi ñett bu nekkoon da ngay défendre sa ASC rek day nekk leneen mais dañuy fàtte bu ASC yëpp nekk au service de la zone nekk au service de la jeunesse de Yoff boobu laa bëggoon daal non Sidi waaw leer na de pourtant fi ngay waxee noonu man waxee na xam naa fi ngay waxee bu baax ndax tey jii nii suñu jëlee fi nga xamante ne moom mooy suñu ASC andi ñu fi nga xamante ne moom mooy zone solatuñu suñu bubu ASC suñu bubu zone lañ sol mais n'empêche aussi tamit nag zone comme ni mu waxee li nga xamante ne moom mooy bureau zone 6 moo taxoon rek ma bëggoon ko wax ne ko waaw bu ñu si nekkoon si nekk fa nga dëkk comme ça moo xam ne kii de liggéeyal na ASM ba tax ñu andi ko fii tey jii nii man foofu laa doon waxee dem zone rek yaakaar naa mérite la pour un dirigeant d'ASC waaw même si am na si ñoo xam ne tamit moom ils ont des mérites mais ils préfèrent rester à l'ombre waaw mais ñi ñëw zone nag moom macha allah waaw mais comme ni ñu ko waxee rek maak Père Sidi yaakaar naa ñun loolu moom dafa nekk suñu sacerdoce dañ si bay suñu waar waaw bëgg nañ daal képp koo xamante ne ñëw nga zone sa mbubu ASC nga summi ko tekkee na leen waaw nga ñëw sol si yëre zone waaw loolu moom moo tax donc buñ eggalee bureau bi nga xam ne moo ne woon fii léegi nii ñu ngi toll woon si poste secrétaire général bi waaw secrétaire général waaw non am nañu formation
vice-président chargé de la formation Serigne Fallou Ndiaye ñu gën a xam si Garas waaw vice-président chargé de la communication Baye Malick Diop mi toog ni moo ko yor waaw après ñu dem si secrétaire général bi muy Alassane Seck ñu gën ko xam si Baye Seck secrétaire général adjoint numéro 1 Pape Malick Diouf ñu gën ko xam si Papi beneen bi secrétaire général 2 kële la Mohamed Bey bi dëkk fële Océan comme ni ko bu ba bëkkee waaw léegi après secrétaire administratif Baye Ousseynou Diop trésorier général Malick Samb trésorier général adjoint Alassane Samb bu Dagoudane président commission d'organisation Assane Samb président commission sportive Thierno Sarr Lagay mi am mbégte di jàkkaarloo ak di wax ak yéen nii waaw après ñu am président commission sécurité fair play comme ni nga ko xamee rek suñu match yi dañ ciy soxla fair play à chaque fois ñuy décerner trophée fair play donc y a une commission qui est chargée de cela donc muy commission sécurité fair play suñu copain Mathioro Diouf yor ko commission médicale Medoune Sila Khoule moo ko yor président commission culturelle Mamadou Diène bu APEXI moo ko yor donc suñu délégué yi nga xam ne ñoo ñuy représenté ren ji à l'ODCAV donc autant il y avait 3 délégués ñoo ñu daan représenté à l'ODCAV mais ren ji mu am loo xamante ni dafa nar a bees waaw comme dafa nar a bees te ñëwagul si kayit officiellement ñun dañ koy waajal comme ni ñu ko waxee rek zone 6 est une zone bi nga xam ne elle est un peu en avance donc suñu 3 délégués yi nga xam ne ñooy suñu délégués yi nga xam ne ñoo ñu war a représenté ODCAV muy ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi tey tonton Sidi ak Baye Moussé ñoom ñaar ak Alioune Thiaw ñoo ñuy représenté mais comme ODCAV dafa am intention wu yokk ne 3 yi peut-être que liggéey bi ñu war a liggéey ODCAV léegi dañ bëgg léegi zone bu nekk yoon nañu 5 personnes léegi si boobu noonu ñu ngi si programmé suñu xarit Moussa Guissé ak Moussa Guissé bu Ouest Foire Déggo ak El Hadji Bari bu Moussa Guissé mën a kaas Moussa maa ngi leen nuyu bu baax a baax waaw mu ngi noonu donc daal loolu macha allah mooy bureau bi nga xamante ne moo war a liggéey en plus le bureau la nag mais comité directeur bi yëpp la ñuy appelé à ce que ñu ñëw si liggéey bi pour les 4 prochaines journées incha allah. macha allah macha allah pour rebondir tuuti rek si li nga xam ne moom la suñu doyen Lagay Sarr wax léegi. vas-y. ñoo ne pour rebondir tuuti rek si li nga xam ne moom la suñu doyen Lagay Sarr wax léegi par rapport ak AG bi nga xam ne defoon nañ ko dimanche passé ñu ciy wax ne rek situation exceptionnelle mesure exceptionnelle di xamal waayeef ne jalgatiwuñu texte yi benn yoon parce que li ñu xamoon d'habitude moo doon AG dafa doon am ñu installé communauté directeur bi moom mooy fal bureau loolu lañ xamoon mais tey jii nii dañu nekk ci situation pandémique muy Covid 19 bi nga xam ne mu ngi suñu biir am na lu bëri loo xam ne tey jii nii mënuñu ko ci rassemblement ndax ku wax AG zone foo xam dina dajale 48 personnes yaakaar naa rassemblement la si noonu la ODCAV tegee benn système boo xam ne ay zone yëpp dañuy ñëw au niveau de l'ODCAV pour installer seen bureau zone si noonu nag la ñuy delluwaatee si zone yi pour defaat ay AG extraordinaire pour mën a constituer seen comité directeur parce que comme ni ñu ko waxee dañu 2021 année renouvellement la zone yi ni ñu defee seen renouvellement noonu la ODCAV di defee renouvellement noonu la ONCAV di defee ay renouvellement am si noonu la ñu constituer ay comité directeur encore une fois pour nit ñi xam ko dinañ delluwaat nag pour installer CD yi nga xam ne moom mooy constituer zone 6 loolu dinañ ci woote waat parce que si CD boobu sax si la ñu mën a présenter li nga xam ne moom mooy bilan mandat 2017 2021 ñu def état financier état trésorier. waaw ci loolu sax bëggoon nañ ci ñëw parce que gis nañ ne comme mandat bi jeex na 2017 2021 bëggoon nañu xam lan mooy bilan moralu zone 6 ak bilan financier pour ñu mën ci xuus tuuti. waaw si noonu mooy comme li ma la doon wax léegi am na loo xam ne tey jii nii mënuñu toog si plateau di ko wax donte boo ci amee yenn information yi ak yenn aperçu yi am na loo xam ne mënoo toog si tey si plateau di ko wax comme ni ma la ko waxee am na AG extraordinaire boo xam ne moom moo war a am moom la zone bi di organiser pour que ñu def bilan saison 2017 2021 ñu def état yëpp ñu tekk stable si la noonu la ñuy constituer li nga xam ne moom mooy CD zone 6 parce que li ñu présenté nii
du dara lu dul bureau zone 6 mi nga xam ne ñoom ñooy composé bureau zone 6 mais en retour dañuy delluwaat defaat benn AG extraordinaire si AG boobu si la ñuy def bilan zone 6 saison mandat 2017 2021 pour présenter ko ASC yi li nga xam ne moom la zone 6 liggéey de 2017 à 2021 pour ñu won ñëpp lii nii mooy bilan bi nga xam ne moom la fi zone 6 def si 4 ans bi nga xam ne moom lañ ko def mandat loolu moom moo tax tey jii ni mënuñu tirer benn bilan boo xam ne mën nañ toog si kanamu télé di kese wax mais dinañ ñëwaat def AG extraordinaire pour mettre à la disposition de toutes les ASC rapports yi nga xam ne zone 6 def na ko pour leeral li nga xam ne moom mooy gestion wu 2017 2021. waaw comme ni mu ko waxee ñun ñi nga xamante ne moom mooy ñoo yor lii di 100% sport dinañ ci ànd ak waa zone 6 incha allah bilan boobu bés bu ñu ko defee rek dinañ ñëwaat ci télé bi présenté leen ko muy mandat 2017 2021 bi incha allah ndaxte li nga xamante ne moom mooy bureau kii zone 6 du moins loolu dafa jampoon moo tax il fallait que ñu def ko mais si biir fan yu néew incha allah dinañ def li nga xamante ne moom mooy présentation bilan boobu noonu. incha allah waaw ñu gis ne ba tey rek Baye Moussé ak ki nga xamante ne moom mooy tonton Sidi ñoom ñoo nekk fële nga xamante ne moom mooy ODCAV Baye Moussé bëgg nañu xam rek seen taxawaay fële nga xamante ne moom mooy ODCAV ci mbubo bi ngeen jël muy mbubo zone 6 yóbbu ko foofu. waaw Bouba damay rafetlu d'abord question bi ñu ko posé mais pour ñu revenir tuuti ci benn point pour ñu bàyyi mal expliquer noonu la demee mais ODCAV daf ñu jox instruction comme quoi que nañu jël rapport moral rapport financier bi remettre ko ASC balaa ñu dem ci assemblée générale di wax na aussi que les comités directeurs ont été installés ni mu demee nag dara question de texte la ak situation yi nga xam ne moo fi am mais nous avons toujours fait nos assemblées ici à Yoff mais ren Dakar ñëpp kenn deful assemblée fi nga def assemblée yi ñu def assemblée comme yéen daan def mais beneen format la ndax mbas bi donc loolu dafa nekkoon ci lu ñuy préciser donc taxawaay bi ngay wax ci ODCAV aussi moi je dis que dañuy nekk Yoff Yoff jox ñu kàddu nañu demal leen ñu ngeen représenté ci département bi yaakaar naa ne li waa Yoff di xaar ci ñun bëgg nañ ba bu ëllëgee bu ñu demee ba nga xam ne suñu mandat jeex na ñu fekk fa loolu donc damay wax rek ne taxawaay boobu la ñuy demee te yaakaar naa ne ku ñu xam-xam na ñun bu ñu demee dañu am suñu courage yu de bu ñu waree liggéey dañuy liggéey donc na xel yi dal xam ne ñi ñu yóbbu ODCAV ñu mot a yóbbu ODCAV dinañ taxawal Yoff sigil ko foofu noonu ci biir département bu Dakar. Baye Moussé. waaw merci beaucoup comme ni ma ko waxee rek représenté dem ODCAV du loo xamante ne dafa extraordinaire ñun ñu nga fa depuis 2002. depuis 2002 membre comité directeur ODCAV lan boobu zone bi je pense que ñu bëri nekkuñ fi woon mais sunu représentation foofu ça a été dafa mus a normal depuis nag suñu ay ñi ñu fa jiitu bu ñu fàtte ne ñun dañu am ñu ñu jiitu woon am ay poste de responsabilité au niveau du département de Dakar mën nañ ci wax Issa Ndoye mën nañ ci wax Abdou Victor Faye boo ko jàkkeer la bokkoon mu sa nekk TGA ODCAV de Dakar de passage ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal Issa mooy sunu doyen foofu moom mu sa nekk secrétaire général ODCAV donc ñun bu ñu fa ñëwee yàlla def nañu am naa ñu ma fa àndaloon mais man la yàlla def ma amoon fa poste ma nekk TGA depuis 2008 depuis 2008 ba léegi ba mandat bi 3 mandats 4 man maay TGA ODCAV donc yàlla baaxee na mu fekk lépp du nit ki mais zone 6 moo ma dooleel vraiment loolu moom kenn natam la zone 6 moo ma dooleel jox ma mandat te tey ay nit bu ñu la doolalee jox la mandat nga dem fenn ñooñu tamit jox am loo xam ne dañ la ko jox fexeel ba taxawaaye par exemple zone 6 mooy par exemple nga am fulla am fayda waaye tamit nga téye sa bopp c'est très important parce que nawetaan lii wàccee nit dafa yomb maanaam bu nga si dee si yenn affaires yi rek mbir maa ngi sa ginnaaw loolu moom yàlla dimbali na si ba kenn mësuñu see tudde te li ñu yor lu yomb la pour nit du la si dara avant man am na ñu fa nekkoon donc di ci gërëm comité directeur zone 6 yi weesu avant ñi di gërëm de passage tamit di ko waxaat rek président Abdoulaye mi nga xamante ne ñun bu ñuy dem
moom moo ñuy defal mandat moo ñuy defal accréditation pour ñu dem ah si ñaari mandat yi passé yëpp moom moo ñu defal accréditation pour ñu dem di leen wax ne Sudee ngi nii mooy représentant zone 6 comité directeur ODCAV mandat bi ñëw Alioune Thiaw ne pas là ñu ngi koy gërëm moom it ñu ngi koy nuyu waaw di leen wax daal zone 6 am na taxawaay bu rafet taxawaay bu normal si comité directeur ODCAV 1 de Dakar. waaw macha allah ñu ngi leen di félicité bu baax a baax kii di tonton Sidi ak Baye Mousse nekk représentant zone 6 fa li nga xamante ne moom mooy ODCAV ñu di fa def nag liggéey bu am solo liggéey bu mucc ayib parce que comme ni ma ko waxee rek Baye Mousse nawetaan doon na loo xamante ne dafa sensible suñ la jëlee ci point A yóbbu la ci point B rek gis nañ ne yaa ngi avancé. Donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax àdduna rek dafa gudd tànk mais lu ñuy def lu ne rek na doon loo xamante ne ëllëg duñu topp duñu si wax aussi tamit nag lu ñu si yabe wala lu ñu si xeere sur ce la gay yow comme yow yaa yor commission sportive may laaj rek ndax lii di nawetaan bi dina am ren wala du am. waaw loolu nag dafa nekkul suñu ressort ñun malheureusement waaw waaye nag moom nawetaan moom du fi mas a jog waaw nawetaan du fi mas a jokk amoon nañ habitude di ñu jàngal ne ay ASC lañ yoruñu ay AS te l'histoire nous a donné raison récemment nous avons fait du nawetaan mais autrement waaw léegi nag fi ñu toll nii comme ni ko tubaab bi di waxee rek comme à chaque chose malheureux bon waaw na xel yi gën a nàccaat rek bu fekkee ne football bi ñu xalaat tàmm di gis ci nawetaan bu fekkee naru la am ñu nawetaan autrement rek avec nos idées jéem a génnewaat yeneen stratégie yoo xamante ne lu mel ni ESC yi amoon na doole trop ñu jéem a seet yeneen stratégie yoo xamante ne nawetaan moom du fi jóg moom nawetaan moom. waaw sur ce comme ni nga ko waxee rek bu ñu nee ASC muy signification ASC bi association sportive et culturelle loolu la ñu wax waaw te dama gis ne tout le temps gars yi dañu doon focaliser wu ci football bi rek. bàyyi du tout le temps waaw du tout le temps mais du tout le temps mais yow il faut nga xam ne. football dafa bari bay Yoff est champion national de culture. actuellement mais ñaata ASC rek ñooy pratiquer li nga xamante ne moom sur nos 15 ASC. sur nos 15 ASC. deux kese ñooy pratiquer. non mais bi passé on a organisé non parce que ñoom ñoo dem final. y avait des préliminaires. préliminaires yi dañu am quart de finale am demi-finale yu saf-saf door dem finale bi moom la ODCAV supervisé comme yow aussi ODCAV nga gën a bokk waa activité bi ODCAV supervisé yow loolu nga yëg waaw effectivement lu moo tax ngay yaakaar na ñaari ASC la ñor yor ñu ñaari yor nañu mais man Baye Mousse dama bëggoon rek li nga xamante ne moom mooy zone bi ñuy bàyyi xel que ne yeneen ASC yi aussi impérativement dañoo war a def li nga xamante ne moom mooy culture bi. waaw xam nga foofu noonu. xam nga tamit comme ni ka la ngay waxee ñun chaque fois ñu ngi xool li nga xamante ne doxul bii. ñu jéem ko yokk. bien sûr vraiment ci mandat bi bëgg nañ ubbi ay kii yu bëri yoo xamante ne tey jii bu ñu ñëwee nawetaan duñ ko def football rek. am na ñoo xam ne football intéressé wu leen. am na leen lu leen intéressé culture comme ni ka la ngay waxee. Tongoor est champion national ba bii nii nawetaan bi mujj def Tongoor mooy champion départemental Ligue des champions bi ñu organisé woon Tongoor mooy champion départemental théâtre te tey jii bu régional théâtre amoon Tongoor mooy représenté Dakar kon ñu xam ne Yoff am na possibilité pour loolu dox fi idée yaa ngi fi lépp ngi fi du dem mettre ko en œuvre pour xam nga ñeneen ñi nga xamante ne football intéressé wu leen leneen moo leen intéressé par exemple yeneen volet moo leen intéressé zone bi dundal ko pour ñu mën a dem si loolu. incha allah waaw damay wax ne li ñu définir association sportive et culturelle la mais boo duggee ci texte nawetaan yi dafa am fu ñu teg culture bi dañ ne ASC bu nekk da nga am obligation am benn troupe théâtrale sa d'abord. mais gars yi respecté wuñu ko. waaw xaaral rek respecté wuñu ko nawetaan indiwaat leneen ci kaw boo deful théâtre mu amaan la. benn yoon beneen bi day ñëwaat du simple. mais man amende boobu la en tonton si amende boobu laa d'accord. non xam parce que la zone si boppam. ñoo war a imposer c'est pas un débat de zone c'est un débat de long cadre ñun dañu nekk ay ASC yoo xam dañu am suñu statut ak suñu règlement intérieur ñun.
bu bokkul ak bu ONCAV mais dañu ne soo bëggee bokk ci activité ONCAV da ngay respecté ñoom li ñu tëral bi ñu ñëwee fekk nañ fa ñoom ñu jël volet culturel def ko lu am solo tey jii peut-être ñun Yoff mun nañu wax sax ci yeneen ASC yi nii mais peut-être mandat yi rek la ñuy wax ne kii mais amoon na fi année yoo xam ne on avait vraiment ay théâtre man supervisé naa fi ay théâtre li may lancer un appel mooy les acteurs culturels yi nga xam ne ñu ngi ci koñ yi ñu ñëw parce que volet culturel dafa am solo trop ñu jege seen ASC yi jàppale ci parce que c'est des jeunes ñun dañuy seetaan télé di gis ay waay nekk partout du théâtre di demee pio partout donc li ñu am tey mooy ñoom ñu ñëwaat loolu ñu yor ñu andi ko dugal ko ci suñ gox goxaan yi et nous leur tendons la main ñu ngi leen wax ne fu ñu oo ñu fekk leen fa te oo na leen nañ ñëw fekk ñu ñu def culture loolu tonton Sidi foofu laay waxee ndax dama ne ASC boo gis dañoo dajaloo ñëw formé wu fi nga xamante ne moom mooy zone bi mais zone bi tamit bu ñu bëggee avancé loo si li nga xamante ne moom mooy avenir zone bi nañu delluwaat sa base ba mooy ASC yi donc ASC yi c'est à eux ñu dem découvrir tey am Mame Diène mi nekk Tongoor fexe ba tey créé ko benn troupe andi ko si ASM pourquoi pas ñëwaat fi nga xamante ne parce que boo gisee yéen boo demee finale nationale da ngay gis ASC dañuy am ñu leen représenté mais ñun à part Tongoor ak Ndenaat amuñu beneen ASC bu fiy pratiquer li nga xamante ne. dëgg la Bouba li nga wax am na solo trop damay revenir rek si li nga xam ne moom la tonton si di wax léegi muy di lancer appel acteurs culturels yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci quartier yi ñu rejoindre seen ay ASC xam ne volet culturel dafa am solo lool si nawetaan comme ni ko grand la ngay waxee léegi du théâtre sax moom mooy côté culture bi mais ñu ngi xalaat yeneen système yoo xam ne même bu dul théâtre dinañ ko mën a def pour animer li nga xam ne moom mooy volet culture comme Yoff am na ay années yoo xam ne créé woon nañ fi ay jeux de dames ay jeux d'esprit ay Scrabble créé woon nañ ko fi pour sax gën a dooleel li nga xam ne moom mooy volet culture bi par rapport ak zone 6 mais li tonton Sidi wax dafay lu am solo mooy que dañuy lancé waat appel ñi nga xam ne moom mooy acteurs culturels yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci quartier yi ñu rejoindre seen ay ASC xam ne quartier bi ni ci football amee responsabilité noonu la ci culture bi amee responsabilité ñoom ñu téye seen ay responsabilité pour que bu ñu woote waatee nawetaan bu ñu woote waatee li nga xam ne moom mooy aspect culturel boobu noonu ñoom ñu mën a représenter seen ay ASC parce que comme ni nga ko xamee Tongoor moom mooy champion national théâtre kon Yoff am na base bu wóor ci théâtre kon loolu dañuy encore une fois dañuy woowaat acteurs culturels yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci quartier yi pour ñu rejoindre ASC yi pour gën a mën a jëmmal li nga xam ne moom mooy volet culturel ci niveau ASC yi. waaw macha allah man defe naa loolu rek laa doon xeex parce que su ma juumul dans il y a pas longtemps amoon nañ fi benn li nga xamante ne moom mooy final bu ñu ameloon fële ci ñëw ñuy def final culturel. ñu gis ne Tongoor ak Ndenaat rek ñoo participé woon loolu moo gënoon poussé à ce que ma ne soo leen ñëwee tey ñu waxtaan si pourquoi pas yeneen ASC yi aussi tamit nag dem di ut ci li nga xamante ne moom mooy ay troupe di def concours boobu ñu di ci woo ñëpp ñoo xamante ne ñoo nekk si seen gox-goxaan yi ñu dem jàppale seen ASC yi waaw léegi ma ñëwaat rek ci li nga xamante ne moom mooy sama beneen waxtaan muy li nga xamante ne moom mooy stade Yoff zone 6 nan la si nar a am taxawaay wala lan la si mbébét. waaw comme niñ ko xamee rek stade bi terrain la woon si liñ si xam si joto histoire bu ndaw ñu ne ay famille ñoo ko joxe coutume bi moo ko doon gérer léegi bi ko coutume bi di gérer am na si ay jamono sax dañ doon bañ sax ku doon tudd terrain municipal de Yoff mais bi son excellence ne Abdoulaye Diouf Sarr mu am ay jéego yoo xam ne def na ko ba mu am consentement coutume bi yëpp ñu ne léegi terrain bi jël nañ ko teg ko si loxo mairie bu Yoff travaux yi mën a démarrer pour mu nekk stade omnisport bu ñëpp ràññee si dëkk bi waaw ci loolu nag am na loo xamante ne ñun en tant que acteur sportif am na si loo xamante ne suñu wàll la mais am na si loo xamante ne aussi ñun moomuñu ko waaw muy dañ créer commission boo xamante ne ñoom ñoo war a wax si terrain bi bi ñu créer commission bi aussi zone 6 jot na wàllam si nar bi donc ñun on est très bien représenté là-bas y a une commission ba nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo
yaakaar nañ ne instance yi ñoo war a nekk si terrain bi instance yooyu noonu zone bi a été très bien représentée donc ñooñu ñu ngay daje di waxtaan di xool ba xam comparé guñu yaakaar naa mënaguñ ci sori mais ñañ jàpp ne daal ne fi ñu toll ni moom bu dee wàllu gérance la wala ak wàllu lu mu doon commission ba nga xam ne mu ngi koy liggéey zone 6 ma nga fa te on est très bien représenté foofu. waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy leeral boobu ñu gis ne bu ñu waxee li nga xamante ne moom mooy terrain Yoff mënuñ ci ñàkk tudd ki nga xamante ne moom mooy ministre Abdoulaye Diouf Sarr te gis nañ ne depuis 2 mandats yi nii mu ngi leen di accompagner ci li nga xamante ne moom mooy parrain bi ñu bëggoon xam rek seen relation ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr. waaw relation bi moom ku nekk suñu mën na si wax différemment parce que liñ naan politique gu ñu politique gu ñu waaw politique gu ñu faralu ñu kenn mais comme dafa Abdoulaye Diouf Sarr dafa nekk liñ naan ndawalu guddi waaw ku téye da nga yaakaar na yow rek yaa dal si lu duuf li ñun zone 6 yaakaar naa loolu dañ si dal waaw de comme ni nga ko waxee rek depuis 2 mandats nee nañu bu leen seet feneen parrain man maay seen parrain lépp lu ngeen soxlaa seen final man maa koy gérer waaw donc loolu nag moom depuis boobu mu ngi koy honoré yeneen avantage yu bari di si génn yaakaar naa ku nekk si ñun war na si mën a wax avantage boo xamante ne tiré nañ ko si au courant de ces 2 mandats là waaw donc loolu damay bàyyi sama gars yi ku nekk am lu mu si sànni rek. waaw man moom comme li may wax rek comme la ngay expliqué na ko partenariat bi ñu am ak la commune de Yoff yàgg na mais ci bii da si gën a fes parce que tamit boo gisee mu gën a fes y a un facilitateur muy Abdoulaye Mbengue moo nekk suñu diggante ak monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr parce que moom adjoint au maire la mooy adjoint au maire mooy président de la zone 6 donc li ko la ngay waxee ñun dañuy gën a mën a jot li ñu war a jot te vraiment ba ñu seqee moom partenariat mu nekk maire commune de Yoff ba léegi lu bëri def na ko am na yoo xam ne du ñu nekk fii di si ñëwaat dafay gën a guddal rek mais c'est un partenariat très 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 clair boo xamante ne vraiment zone bi am na ci ay lu bëri loo xamante ne gis na ko si ay avantages mooy li ma la doon wax si début ba rek wax na ne le président Abdou Nar vraiment dafa jël zone bi si yóbbu ko ci beneen niveau donc mën nañ si yu bëri sargal nawetaan am na fi def nañ ko hôtel Mamadou Diop def ko Sunset def ko fii si garage kër Moulay Abdou Aziz donc yooyu yëpp ay pas la yoo xamante ne franchir nañ ko si magistère Abdou Nar te vraiment monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr nekk si koo xamante ne participer na si largement donc c'est un partenariat très gagnant vraiment ñun duñu politique mais bu ñu gisee li nga xamante ne ay amélioration la par rapport ak ñun ñi fi ne ak ñi nga xam ne ñooy accompagner le président Abdou Nar dañu koy wax parce que ku ma xam ne man je ne fais pas de la politique mais nag il faut ñu xam ne nit ki bu defee lenn dafay jaadu nga seedal ko ne que def na loolu parce que ñun xam na li nga xamante ne moom la ñeneen ñi di daj bu ñu amee ay final ñun suñu ay final day jot rek ñu ne ñu kaay leen jël vraiment te loolu bu yombee c'est grâce au président qui est l'adjoint au maire vraiment. waaw tonton Sidi dafa am loo ciy yokk. waaw mais balaa loolu tout simplement. non chargé comme bi moom am na lu ñu ko dencal. kon bàyyil ma bon dafa am loo xam ne mën nañ si yokk tuuti rek par rapport li nga xam ne mooy Baye Moussa wax na ko léegi muy lu jëm si subvention yi parce que seetlu na ne ay année ngi nii Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi ciy def bu baax a baax par rapport ak subvention yi ba ci année bi nga xam ne sax ñu ko muy année bii passé ñu ngi wax ne subvention yi dina ko dugal dañ doon xaar ñu def seen vote budget pour ñu mën a dugal subvention yi nga xam ne moom mooy jàppale ASC yi muy ay support yoo xam ne ASC yi dañ koy soxla bu baax a baax ndax ku xam ASC xam ne day rechercher ay moyens pour defaat ko rek ci équipe bi duñ koy souligner si lu bari est-ce que ASC ñoom li ñuy dégager ci budget pour jouer seen ay match est-ce que en retour ñu ngi koy am loolu doo ko ci xool parce que li ci ëpp passion la passion moom moo la ci yóbbu passion moom mooy tax ngay rechercher ay ressources pour dooleel sa équipe te loolu noonu Abdoulaye Diouf Sarr mu ñu ci jàppale bu baax a baax comme ni ko grand Baye Moussa waxee
am nan fa ku ñu fa nekkal muy président Abdou Nar bi nga xam ne moom mooy adjoint au maire te si moom mooy président zone 6 moom moo tax diggante bi lu si bëri mu yomb si ñun. waaw foofu Bouba damay wax ne ñun zone 6 daje nañu parrain bu nekk waaye mairie bu Yoff dafa mos a nekk suñu partenaire d'ailleurs mos naa ko wax ci benn rencontre bu ñu amoon ci benn salle fee au stade Léopold Sédar Senghor ne leen mairie Yoff mooy suñu parrain stratégique maanaam ñun jaaxleeg ñàkk a jaaxle ci moom la ñu njëkk a dem bon yàlla dimbali nañu boole ñoo ko Abdoulaye Diouf Sarr bon peut-être ni nga waxee sax question man du ma jël ne d'abord du ma ministre wala maire damay wax doomu Yoff la bu dëkk Yoff gis ay jeunes Yoff boobu du mu nekkee COUD la mais daf ñu oo recevoir ñu nañu maay nekk seen parrain seen mandat bi yëpp boobu nekkagul maire nekkagul ministre effectivement mu nekk suñu parrain ñu ànd ak moom ba yàlla def di ko ci dab tey jii may wax na ñun fépp fu ñu mos a taxaw ci stade yi nii département Dakar dañoo ne yéen seen table bi seen final ñun amul Dakar donc loolu suñu parrain moo tax mais damay wax ne mu ngi jàppale ASC yi partenariat bi ngay wax nii du ma wax sax gagnant gagnant mais dama naan partenariat gagnant parce que ñun dañ ci yegg suñu bopp nos ASC la zone suñu subvention yi la mu njëkkoon doon xam nañ ko on était à 50 000 léegi subvention yi dañuy dem ba 200 000 donc 400 000 n'est-ce pas donc loolu c'est déjà un acquis tey ji damay wax ne xëy na am na leneen loo xam ne mu ngi ci gën di dox mooy suñu président zone Abdou Nar donc chaque fois moom il se bat pour que ñun ñu am suñu subvention il se bat pour que subvention bi gën a yokk mais boo amee président bu mel noonu yaakaar naa da ngay mun ànd ak moom jàpp pour liggéey donc la relation entre Diouf Sarr ak ñun donc relation Yoffois la d'abord dans un premier temps relation acteur u nawetaan la parce que moom il se réclame acteur du mouvement nawetaan loolu tax ma ñemee wax sax naan du ma ay monsieur le maire ministre dama naan Abdoulaye Diouf Sarr parce que pour lan moom dafa bokk ci ñun moo taxaw ñu joxe subvention mën nañu joué naa Kade Ngaparou donc loolu dafa nekk koo xam ne il se réclame toujours du mouvement donc c'est une fierté pour ñun dañuy yaakaar ne ba fu ñuy dem ba fu ñuy jeexal suñu mandat dañu bëgg ànd ak moom pour mu jàppale ñu aussi man waxuma ñu jàppale ñoom dañu jàppale bu baax parce que xale Yoff ñoo soxla ku leen jàppale ASC di soxla ku leen jàppale su ñu defoon 1 million par ASC par kii subvention dañ naan doyul dañ nawetaan dafa laaj bu bari. dëgg la moom nawetaan dafa laaj xaalis bu bari ndax ASC bu taxawul financièrement doo mën a jël li nga xamante ne moom mooy coupe zonale régionale wala départementale di leen fàttali ne rek yéen a ngi ci seen émission 100% sport ngeen ànd ci ak ñii di waa zone 6 numéro moo nekk noonu 88 628 04 56 képp ku bëgg a intervenir ci li nga xamante ne moom mooy émission bi rek mën nga woote bu boobaa di nga dugg joxe sa xalaat tey jii comme ni ngeen ko waxee ministre Abdoulaye Diouf Sarr defe naa ba mu nekkee avant muy nekk sax maire Yoff la nekk di jàppale zone bi ba tey yàlla def mu nekk ministre loxoom jógul ci zone 6 mais donte zone 6 mu ngi fi ba léegi nii est-ce que zone 6 tamit xalaatuñu bés bu benn équipe jëlee li nga xamante ne moom mooy coupe bu régional bi mu def enveloppe bu duun boo xamante ne da koy jox finaliste yi ak kii vaincu bi ak vainqueur bi ah waaw loolu man dafa amoon solo parce que tamit ASC dañoo sonn. waaw dëgg la. waaw dëgg la boobu man damay wax rek foofu loolu sont des choses yoo xam ne c'est à rectifier ñu ngi si mooy li ma la wax rek c'est un nouveau mandat ñu ngi am si yu bëri yoo xam ne ñu ngi ciy waxtaan yooyu bëgg nañu ko def innovation vraiment parce que tey jii man bu fekkee si li ma xam man damay wax rek si cadre ODCAV Dakar bi nga xamante ne loolu lépp suma loxo lay jaar damay wax ne ñun final defar Ligue des champions bi ñu mujjee def on a fait 5 millions yoo xamante ne ay enveloppe sans compter les quotes-parts enveloppe vainqueur enveloppe vaincu enveloppe cadet enveloppe senior enveloppe théâtre bon li nga xam ne moo nekk zone 6 loolu bëgg nañ ko def innovation pour def ko ci mandat bi nga xamante ne day ñëw vraiment dañ ko def sacerdoce liggéey si ba nga xamante ne dinañ dem ba nga xamante ne buñ toogee nawetaan di commencé dinañ ne coupe bi de képp koo xamante ne da nga ko jël di nga am temps ku ko ñàkk di nga am temps wax ay enveloppe yoo xamante ne dinañ uti ay partenaires yu ñuy uti li ñuy jox ñu mën ko def ay enveloppe jox ko équipe yi parce que tamit luñ di mën a wax ñun équipe yi lan fi nekkal donc dañ war a sentir seen bopp xam ne ñun ñu ngi liggéey pour ñoom pour defar leen loo xamante ne mënul leen a rembourser li nga xamante dañ ko def dépense bi mën xool nga mooy li ko Baye Malick waaye sànq rek
dara mënul la remplacer li nga xam ne def nga ko si parce que tey jii nawetaan kii di nawetaan am na équipe yoo xam ne da ngay toog premier tour dépenser 10 millions te tey loolu duñ la ko delloowaat donc loolu ñu ngi ciy xalaat xam naa buñ si toogaatee nañ si gën a waxtaan ak comité directeur bi pour loolu ñu def ko loo xamante ne ci mandat bi dañ koy pérenniser ba nga xamante ne chaque année bu ñu déparé sa 500000 mën a yéeg ba par exemple ñu ne vainqueur nawetaanu Yoff sax mën nañ ko jox 5 millions. waaw sur ce ñu bëggoon rek parce que gis nañ ne le ministre mu ngi leen accompagner est-ce que tamit am na yeneen partenaires yoo xamante ne ñu ngi nekk ci ginnaaw zone 6. waaw foofu mën naa fi dellu sewaat après xam naa ne Thierno Sarr dina ci expliquer zone 6 dafa mu sa liggéey ak yeneen partenaires mais comme moom ni ko sii di waxee rek la mairie de Yoff mooy partenaire bi nga xamante ne du fi jóg mais zone 6 dina am ñeneen ñoo xamante ne dañ koy jàppale si ay finalam final yu bëri bon si tere laa nekk bëgguma tudd ay société mu doon mel ni ku am publicité mais am na ay nit yoo xamante ne vraiment si mandat yi passé dañu jàppale zone 6 ku ci mel ni président aéroport vraiment fu ñu dem final bu ne jàpp na si te loolu tamit mooy li ma wax rek président Abdou Nar saa bu musee final ànd na commission final dem ut ay nitam mayal zone bi te loolu tamit ñëw na ñooñu ay société la yu nekk fii du ma ko tudd parce que ci télé laa nekk mais ñu xam ne zone bi tamit am na yeneen partenaires yoo xamante ne ñu ngi koy jàppale xam nga ñu ngi jàppale zone bi financièrement ci fànn yu bëri donc te loolu comme ni ma ko waxee rek président ak ci relation moo nu permettre yooyu yëpp waaw waaw Baye Moussa mais c'est l'occasion aussi c'est l'occasion ñu féliciter waat remercier waat Yoff TV parce que partenaire stratégique bu zone 6 la donc mandat yi fi jaar yi fi mujj nii moom lañu liggéeyal donc depuis ñuy football école police terrain vague ñu génne match yi Iba Mar ñu génne match yi Demba Diop Léopold ba Alsane Djigo donc occasion la aussi ñu remercier waat comme ne ko Diop waxee rek am na ay partenaires yu bëri yu nekk ci ginnaaw zone 6 partenaire nag du ñu wax ne soutien kii rek nga soutien financier rek la ñuy xalaat ci moom am na soutien financier am na soutien moral am na soutien logistique comme nañ ko xalaate waaw comme ni mu ko waxee léegi rek am na ci ay nit yoo xamante ne moom dañ leen dañ leen mënula bañ a tudd moom waaw nos anciens présidents de zone à chaque fois bu zone bi xewlee day mel ne ñoom ñooy xewle waaw ku su mel Issa Ndoye Omar Ndiaye mais nag dañu am benn partenaire boo xam ne moom kooku moom yaakaar nañ ne moom mooy à part la mairie suñu partenaire boo xam ne mooy jiitu lu mën a xew day ñëw El Hadj Biram Ñing kooku moom la zone amel na ko njukkal bu bëree waaw tonton Biram moom la zone daka amel njukkal di kër ki yooyu mais nag moom comme ñu ngi fii comme ni ko Jóob waxee léegi ñu bañ fi nekk tudd yeneen i société moom ñu tudd nag suñu ki nga xamante nag moom mooy Yoff TV moom partenaire stratégique macha allah. waaw tonton Biram ñu di ko jaajëfal moom aussi bu baax a baax di ko nuyu di ko wax ne lépp lu muy def fi nga xamante ne moom mooy Yoff ñu ngi koy gis bu baax xam naa donte du ñàkk mu toog fi nga xamante ne moom mooy plateau 100% sport ñu waxtaan ci lépp loo xamante ne moom mooy sport Yoff waaw tonton Sidi. waaw damay wax ne dañu posé question bi ne nañu à part Abdoulaye Diouf Sarr am na ñeneen partenaire waaw mais yéen ay partenaire ngeen de taille parce que dafa jafe nga dem Dakar di football ñuy téléviser match à Yoff ça a un coût inestimable donc damay wax ne ñun dañuy solennellement la zone 6 remercie Yoff TV parce que nag du benn année et d'ailleurs la preuve mu ngi nii tey yaa ngi ñu permettre ñu toog di waxtaan ak waa Yoff di échanger tey ku oote boo ñu laajee dinañ la tontu loo bëgg a waxtaan ñu waxtaan ci donc damay yaakaar ne loolu ay partenaire la am na ñeneen ñu fi nekkat aussi bon du ma wax ay turu nit mais lu mel ni frais Yoff yi amul année bu ñu dul finaalu te frais Yoff yi taxawuñu suñu wet les 3 dernières années ñoom ñoo yor coupe fair play bi ñoom ñoo koy joxe ëpp na 3 dernières années amaat na kii bi comment on l'appelle encore ñan la si fi ñu amoon siège au niveau fii Njëw non pas Njëw kër Apexi donc je dis Apexi di muy participer ci ñun xam nañu ko moom suñu partenaire la donc am na yeneen doomu Yoff xëy na duñu mën a toog fi di lim ñëpp mais damuy jël ci pàcc rek ci ndomb tànk yeeg yooyu ñëpp dañuy taxawu di joxe seen doole di ñaan di ñu gunge fu ñu bëgg a dem ñi di ànd ak ñun di ñuy xelal
donc moi je pense que partenaire mënul weesu ngay jóg say kilifa nekk sa gannaaw dina jàppale te heure boo gëstoo gis leen et je le remercie jërëjëf waa Yoff. waaw waaw tonton Cissé ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñun suñu devoir rek la ñuy def parce que ay doomu Yoff lañ biir Yoff la ñu màggee yaroo fi bu ñu amee lu mel ni nga xamante ne moom mooy Yoff TV du ñu def lenn loo xamante ne du ñu accompagner jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk Yoff si sa laggay ñu ñëwaat rek ndax zone 6 ci côté éducation sociale ak santé bi ñu ngi ci am ay programme wala ay projet à l'avenir. ñu ngi ci am ay projet bu baax a baax comme niñ ko gisee ci bureau bi am nañ fi ay volets yoo xamante ne c'est réservé à ça te defuñu ko sax commission nañ ko jox ay vice-président chargé des relations économiques vice-président chargé socio-éducatif donc ñoo am ay postes yoo xamante ne tur wi rek c'est indicatif ñuy accompagner ay structure parce que ñun suñu ay ndigal lu su bari ci kaw lay jógee di wàcc suuf mais li ñu man mooy accompagner comme les mouvements yi nga xam ne ñoo fi nekk di yëngu ci domaine boobu ñu accompagner leen l'amicale élèves et étudiants ñu ngi travailler ak ñoom waaw collectif des directeurs d'école ñu ngi travailler ak ñoom le centre de santé Philippe Maguilène Senghor ñu ngi liggéey ak ñoom APEXI ñu ngi liggéey ak ñoom ci wàllu environnement n'est-ce pas donc yooyu noonu yëpp mais nag bu ñuy travailler ak ñoom ce n'est pas la zone mooy jox généralement donc la zone day def appel am ak li nga xam ne mooy force am mooy les ASC donc buñ envoyé courrier à la zone zone bi day jël courrier bi démultiplier ko envoyé ko aux ASC yi wàcc liggéeyal zone waaw mën a répondre présent à ces activités là donc ñu ngi accompagner bu baax ci domaine yooyu noonu bu baax a baax. waaw ba tey rek ñu ñëwaat li nga xamante ne moom mooy Covid bi ñu gisoon ne ASC yi dañ ci taxaw bu baax a baax amul benn ASC boo xamante ne toog nga defoo dara ASC yi yow mën naa wax ne ñoom seen kees si boppam lañ doon génnee di dem di jënd ji ay denrées alimentaires wala ay détergents di ko ñëw di ko jox li nga xamante ne ñoom moom mooy population bi ñu wane rek ne ASC yi du ci football kese la ñu mëne mais mën nañ ci lu bëree président lan nga ñu ci mën a wax. waaw si loolu war nañ ci mën a wax lu bari ndax tey ji bu ñu xoolee si situation Covid bi nga xam ne nekkoon nañ ci ASC yi dañ ci jouer ay rôle yu important ndax avant sax ASC yi mooy équipe de sensibilisation communautaire yi préfet ñëwoon na fi si quartier yi installé ay comité Covid joxoon si ASC yi ay part yu ama solo muy liggéey boo xam ne ASC yi franchement c'est le moment ñu remercier leen parce que ku si nekk si sa quartier taxaw bi war bi nga xam ne moom la pandémie bi laajoon muy ay situation yoo xam ne c'était très difficile si nit ñi parce que li arrêté si ay activités professionnelles bari na accompagnement yi ñëpp presque ñëpp gënoon soxla muy ay liggéey yoo xam ne ASC yi doon na ko def muy ay recherche de fonds si ñi nga xam ne ñooy seen ay personnes ressources ak ñun ñuy xam di ko delloowaat ci quartier yi muy taxawaay boo xam ne dafa am solo trop te gis nañ si taxawaayu ASC yi bu baax a baax parce que tey jii nii Yoff ak équipe yi nga xam ne mooy équipe Covid yi nga xam ne préfet bi installé woon na ko boo fa doon dem presque jeunes yi nekk si ASC yi rek nga fay fekk ñuy liggéeyal seen quartier suba ak ngoon guddi ak bëccëg di wër uti ji ay denrées alimentaires di ko dugalaat ci quartier bi di uti xaalis di ko dugalaat ci quartier yi di uti ay produits yi nga xam ne lu si mel ne ay saabu eau de javel ay masques parce que tey jii boo demee ci ASC ku si nekk bu la defaree bilan bi nga xam ne moom la def ci Covid bi ci quartier am da nga naan lii ñoom fan lañ ko mën a jël ci côté masque rek ASC yi ku si nekk minimum def nga 5000 masques ci sa biir quartier ci loo xam ne ay fonds propres li ci ëpp ci fonds propres lay jóge jëlee ci seen kees ci ku xam ASC xam ne aminam bariwul ndax moom day rechercher moyen pour defaat ko ci dëkk bi ci taxawaay boobu nag lu ñuy gërëmaat ODCAV de Dakar ndax indil nañu benn programme bu tudd EEC muy équipe de sensibilisation communautaire Yoff
nekkoon fi nga xam ne moom lañ defee lancement national bi. ñoo ngi ñaan régie ñu ngi ñaan waa régie ñu may ñu rek tuuti rek parce que dafa am ñaari question yoo xamante ne foog mu jàll du si mën a bañ a ñàkk ñu ngi leen di ñaan rek 5 minutes rek aca demal. comme noonu rek la ñuy gërëmee ONCAV de Dakar bi nga xam ne permettre na ASC yi ñu créer équipe de sensibilisation communautaire bi nga xam ne au lieu de ASC association sportive et culturelle dañ créer EEC muy équipe de sensibilisation communautaire ñu wàccee ko ci base bi lancement bi ñu defe woon ko fii Jumaa Yoff ak ODCAV ak présence ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr muy benn affaire bu am solo ci li nga xam ne moom mooy taxawaayu jeune taxawaayu ASC ci quartier parce que tey jii ni ñun bu ñu jëlee rek au niveau de Yoff si loo nee nañ Yoff gépp quartier bu nekk dem nañ fa ànd ak waa zone 6 ànd ak ñi nga xam ne ñoom mooy ASC dëkk ba ñu sol maye dëkk bi dugg ci biir kër ak kër maye fa ay masque maye fa ay gel gën a sensibiliser nit ñi muy liggéey boo xam ne impact bi gis nañ ko parce que tey jii ni ki nga xam ne moom mooy yëngu ci quartier am di dox di dem di ñëw di sensibiliser ak waa quartier mooy approche communautaire bi nga xam ne ministre de maire Abdoulaye Diouf Sarr santoon nañ ko nit ñi pour que ñu muy li nga xam ne mooy moyen bi gën a gaaw pour mën a jële fi Covid loolu la ASC yi def par rapport ak ASC mooy approche communautaire boobu bi nga xam ne ki dëkk ci quartier bi moom mooy sensibiliser waa quartier bi accompagner ci zone 6 parce que dañ ko doon def ay journée bu nekk ñu dem ci benn quartier du matin au soir ànd ak zone 6 ànd ak équipe bu dëkk boobu pour def sensibilisation communautaire bi muy benn approche boo xam ne comme ni ko grand lagay di waxee muy nawetaan autrement équipe yi nawetaan nan mais si situation bi nga xam ne moom moo ñu si yóbbu muy situation Covid bi la équipe yi nawetaan autrement par rapport ak sensibilisation par rapport ak dimbali ñi nga xam ne ñoom ñooy waa quartier bi c'est ay masques c'est ay produits détergents yoo xam ne mën na raxasu lu si mel ni ay gel ak yooyu noonu muy lu ama solo muy taxawaay boo xam ne ASC yi am na ko te dafa am na solo daal par rapport ak li nga xam ne moom mooy situation Covid. dégg la président dégg la président Baye Malick ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali ni moom moo yor communication zone 6 li mu fi wax lépp defe naa ne noonu la fa demee ndax ASC yi sonn nañ ci li nga xamante ne moom mooy Covid bi def nañ ci lu nekk ODCAV pareillement la zone aussi tamit nag ndax génn nañ seen doole seen xam-xam ak seen man ba def li nga xamante ne moom mooy sensibilisation bi di remercier waa ASC yi bu baax a baax laggay ñu gis ne durant presque 3 ans ngi nii wala 4 ans ngi nii gis nañ ne ASC yi côté violence bi dafa wàññeeku bu baax a baax ndax gisoon nañ ne zone 6 dafa nekkoon zone boo xamante ne dafa xawoon métti parce que ASC dañuy xeex de gauche à droite ñu gis ne changement boobu mu ngi commencé ñëw. bul wàññi de 3 ans ça fait 10 ans. 10 ans depuis final Mbengen Ndenaat bi amoon Léopold. waaw boobu lañ fi gëj a noté violence bu am doole. boo xamante ne moom comme ni ko Baye Moussa waxee rek chaque mandat ak objectif yi nga xam ne moom la zone bi di jël. donc bokk na si objectif yi nga xam ne jëloon nañ ko ak bii Abdou Nari door a nekk président. ñu jéem a fexe eggale suñu championnat sans violence bokk na ci. di fàttaliwaat ne en 2014 la zone 6 a été décernée la zone la plus fair play de la région de Dakar trophée bi man maa demoon récupérer ko waaw donc loolu noonu loolu nag bu ñu ko réussir comme ni ko tonton si di waxee léegi suñuy mag ñoo ñu bàyyiwul ñoo topp ba léegi nekk suñu gannaaw du ñu gunge du ñu encadré ñun aussi ñu am benn feuille de route boo xamante ne liir nañ ko jox ko ASC président yi liir ko wax ko seen comité directeur wax ko seen comité de supporter ñu liir ko comprendre ko mu doon information boo xam ne wala sensibilisation boo xam ne dafa dëkk ci seen nopp waaw boobu ba léegi nag yàlla mu ñuy defal sutura ñu ngi siy am ndam donc di ñaan yàlla mu gën a continuer waat waaw donc loolu moom daal bu ñu ko réussir daal c'est grâce à ñu tënk rek aussi tamit nag bëgg nañ xam relation RS Yoff ak li nga xamante ne moom mooy zone 6 benn la RS Yoff mooy championnat bu Yoff nawetaan mooy bu championnat bi jeexee ñu dem nawetaan yi bu nawetaan jeexee ñu dem championnat RS benn la waaw benn loolu moom amul différence dëgg waaw léegi émission bi mën nañu wax ne jeex na ñu bàyyi leen rek ngeen tàggatoo waaw
waaw di leen remercier waat ci invitation bi comme niñ ko xamee rek moom lii duuf si nag bi yëpp dafa malheureusement xajul si cin li waaw comme on est appelé à travailler la main dans la main xam naa du ñàkk yeneen i émission yeneen i leeral waaw comme bi c'était de manière globale mais xam naa yeneen invitation yi day dem par secteur bu ko defee mu gën a mën a leer loolu daal la ñuy suggéré borom kër gi waaw donc di leen remercier bu baax a baax di remercier suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo bàyyi woon seen yitte yëpp di ñu suivre di wax ne wax ji lu si dëng rek ñu xam ne mata dëkk doomu aadama la lu si jub aussi ñu xam ne suñu buur bu mu tedd bi moo ñu ko dogal daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Baye Mousse waaw di gërëmaat rek di gërëmaat téléspectateurs yi di la gërëm yow Thiato Thiat di gërëm télé bi Yoff TV bi tamit di fàttaliwaat rek di leen waxaat ne la zone 6 a élu un président légitimement amul problème amul dara te ñu jàpp ne moom c'était le candidat bi nga xamante ne moom rek moo présenté wu woon ni ñu ko waxtaane ñu fal ko parce que tamit mooy ki nga xamante ne mooy comme ni ma koy wax rek moo jël jeune bi point A andi ko point B xam nga ñun ñi nga xamante ne amuñ poste par exemple ci bureau bi ñu takkuwaat ñëw jàpp si liggéey bi xam ne li ñuy xaar moo ëpp vraiment lii jéena élection jéena lépp jéena ñu xam ne liggéey moo fi des xam nga di wax ne ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu xam ne lu ci jub xam nga ñu xam ne yàlla moo ko dogale noonu lu ci dëng nag ñu xam ne sunu matériel la ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. tonton Sidi. xanaa di gërëm waa télévision Yoff TV d'abord ci opportunité bi nga ñu permettre ni mun a waxtaan ak nit ñi. bu ñu jógee ci loolu di gërëm d'abord suñu mbokk délégué yi nga xam ne ñoom lañu bokk ci zone bi te am confiance yi ñun def ñu ci bureau bi am confiance yi ñun mandaté ñu pour ñu représenter leen donc di gërëmaat aussi seen téléspectateurs yi waaye nag balaa ma daaneel il faut ma gërëm magu Yoff parce que fu ñu mos a taxaw dañuy gëstu dañu leen di gis donc dañuy wax yal na yàlla guddal seen fan ànd bi ñuy ànd ak ñun liñ ci yaakaar yàlla nañu ko ciy fekk toujours yàlla bu yàlla ful seen yaakaar donc may wax ne aussi ñun dañuy gërëm waa Yoff yëpp li nga wax léegi nag ci nawetaan sans violence dañu fi génne woon benn mot il y a 4 ans il y a 5 ans naan ku mer bokkoo donc jusqu'à présent ñun dañuy bu ñu ne nawetaan dañuy ñëw pour fo rek ku mer bokkuloo mais nawetaan du yem ci football da ngay dafa wax ne dañoo faire nawetaan autrement mais jarul sax di nawetaan autrement parce que ci biir définition suñu texte yi xam nañ ne mun nañu mën a suñu ay activité bu ne et que nawetaan dafa riche trop tey jii fi ñu toll nii dañu war a nawetaan contre mbas mi et waxuma sax nawetaan mais dañ ko war a def nooraan ñun déjà rek lañu war a commencer tàllal suñu lépp pour dem en guerre contre le Covid. Merci beaucoup. Principalement. waaw Thiato Thiat ñu ngi lay gërëm bu baax si invitation bi ñu def nii si li ñu permettre ñu mën a jàkkaarloo Yoff tey pour wax leen li nga xam ne moom mooy zone 6 ak li ko composé mais di defal mention spéciale Yoff TV ak suñu patron laay wax Papa Ndiaye Sias ndax ñun ñoo bokk mbuus xamante nañ bu baax am lu bëri loo xam ne mu ngi koy faciliter zone 6 parce que man miy wax maa ngi commission communication maay président bi relation bi nga xam ne Papa Ndiaye am na ko ak zone 6 relation doomu Yoff la loolu dama ko siy remercier parce que amul benn charge boo xam ne teg nañu ko te suñu ay manifestation yëpp daf koy couvrir à 100% te li ci ëpp sax c'est ay moyens boppam la ay frais boppam la muy relation doomu Yoff boo xam ne am na ko ñu ko ci gërëm bu baax tamit ma si profité rek di remercier suñu doyen yi nga xam ne toog ak naan ñoom bokk ak na ñoom plateau bi muy ñu am solo suñu biir parce que tey jii nii lu ñu doon si Yoff wala lu ñu bëgg doon si Yoff ñoom ñoo ñu may fit ba ñu mën see sañ a wax parce que ñoom ñoo ñu couvrir ñoo ñu couver ñoo ñu teg si yoon di ñu wan lu si ëpp ni jeune di doxee par rapport ak quartier ni jeune di doxee par rapport ak dëkkam pour ñu ñemee sa jàkkaarloo nit ñi war di jël certaines responsabilités ñu ngi leen gërëm bu baax a baax a baax a baax si loolu. waaw ñu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne yéen a ngi nekkoon ci seen émission 100% sport ñu àndoon ci ak ñi nga xamante ne moom mooy zone 6 bu Yoff di remercier bu baax Lagay Sarr Baye Moussa Diop ak Malick Diop ki nga xamante ne moom mooy tonton Sidi di leen jaajëfal bu baax a baax di wax ne téléspectateurs yi ñu ngi leen di jox dig daje ba mardi incha allah
ci même heure même fréquence ak Yoff TV di leen remercier bu baax di remercier suñu caméraman bi nga xamante ne moom mooy Ndion Laay suñu réalisateurs yi Ibra Fall ak Alsane ñu jaajëfal leen bu baax suñu DG Sias ñu leen ñu ngay jaajëfal aussi tamit bu baax a baax yow mi ñu jox li nga xamante ne moom mooy sport bi ñu nekk si ñu ñaan yàlla yokk xéwal yi ak wërsëg bi mu saawaan baawaan remercier waa zone 6 bu baax a baax di leen wax ne yéen a ngi woon si 100% sport rek ànd si ak seen sister Thiato Thiat jox leen dig daje ba mardi prochain incha allah rek merci beaucoup